député bi moom na def li ko war mooy li Aïda Mbodj def gouvernement bi ay relation ak assemblée dafa des trop parce que mooy li may wax Afrique xam nga dañu ne ci république la ñu nekk noonu lañ ko bindee boo demee ci constitution bi république la ñu wax mu am président de la république am assemblée am justice ñu ne ñetti tànk yooyu bu doon cin ma ne ñetti tànk yooyu moo te cin li waaye Afrique en tout cas Afrique bi tubaab yi France colonisé woon ñoom constitution yi ñu am mi ngi jóge ci constitution ba De Gaulle defoon Charles de Gaulle après guerre mondiale bi 1958 africains yi nag defaral ko seen bopp mooñaat ko ba nga xam ne foo ci dem kenn rek a fay nekk muy président de la république assemblée nekkut justice nekkut mooy terme yi ngeen di ñi xale yi ñu gën a féete ndaw ñoom nekkuma maanaam maa ngi fi waaye nekkuma fi daal donc loolu mooy problème mu Afrique donc assemblée bi nee naa leen dañ ko tudde rek waaye la yàlla xam doy na. kon tontu nga sama laaj ma doon laaj sànq parce que loolu laa doon laaj. loolu nga seen taxawaay ci seen taxawaay ci feebar bi. d'accord wax nga ko bëgg naa ñëwaat un peu ci li nga wax sànq que nguur gi mënuñu utiliser armée gendarmerie et cetera contre askan wi mais mën nañu leen utiliser pour ñoom sachant que dañu fi nekk pour protéger askan wi ak seeni ay biens tey lan mooy pertinence fu ñu génne leen ñoom ñëpp pour ñu assurer couvre-feu de 23h à 5h du matin alors que mën nañu génn bëccëg bi pour par exemple veiller à ce que ku ci nekk nga takk sa masque. loolu laay wax encore une fois feebar bi ñetti yëfa ci aar nit dandante comme ni ñu ko defee ŋaawu mooy takk sa masque tey raxas say loxo dama ne nun bu nu defee loolu mën na noo doxi suñuy soxla loolu kay leer na ay couvre-feu yeeg yële pa am na yu bare yu ñu bon ca njëlbéen nga man àndoon naa ci parce que loo xam ne la mësut a xew bu xewee da ngay seet ca ñamu jëkke nañu def bu ko yewit nga jéem a def noonu wala sànq critiqué naa ci li ñu tëju mais dama ne ci njëlbéen gi jaadu woon nañ ñun ñu def ñoom nañu def parce que xamuñu ko waaye bu ñu doxalee weer ñaari weer nu xool résultat yi ci dañu waroon a jastandiku mooy ajusté defaraat sunu taxawaay man mii xam nga marché yi tëjoon nañ ko mais gars yi dañoo xëy dem ñoom ci ubbi marché yi mënoo leen faa fekk ne leen foog ngeen tëj mar parce que il faut nit ñi dem marché lekk tubaab yi ñoom dem nañu marché jënd mën nañoo tëju ñetti weer bu ko laajee mais ñun mënuñu ko donc marché yi ubbi na bon ak yooyu yëpp ba ñu demee ba peuple bi gis ne virus bii kat mi ngi fi waaye nun mën na noo di lijjanti suñuy yëf li gouvernement bi waroon a def mooy mettre accent bi ci communication pour que ñu fay daal masque fay daal dandante fay daal raxasu kooku suñ ko defoon li ñu dépensé ci xaalis. Vous êtes d'accord que le message n'est pas passé apprenez à vivre avec le virus ñu bari ci loolu moo jur en fait relâchement bi ci ñu bari ci askan wi. waaw dama ne communication moom mooy affaire bi mais booy communiquer foog nga xam ci lan ngay communiquer xam nga fii yéen a ngi bind restez chez vous mi nga noonu xam nga nii ngeen bi yéen a ko bind restez chez vous non tardé ngeen. ah bon tardé ngeen non nañu raxasu masque wu dandante te doxi suñuy je pense que bii nga lire mais boo liiree bi ci sama ginnaaw waxul lool et ba ci masque yi également ñu ngi koy wan askan wi. voilà non mais c'est bien non loolu non restez chez vous bii laay wax parce que lii la ñu jëlee ci tubaab yi restez chez vous parce que ñoom mën nañ ko. bu fekkee génn bi c'est pas urgent et nécessaire. oui non mais fii mu ne nii nit ñi dañu war a dem liggéey daan seen doole. alors donc nanu def ñetti yëf yooyu. li ci des beneen affaire la bokkul ak pandémie bi beneen affaire la mais nañu def ñetti yëf yooyu ngir yàlla. d'accord alors nee nga nañu raxas loxo yi takk masque yi kon gis nga ni tey conditions yi réunir la ngir ñu ubbi école yi.
alors ubbite école yi man fédération enseignant wu parti bi léegi lañ fi jóge d'ailleurs ñëwoon nañ fi benn délégation seet si waa groupe des 10 médias ñoom dañu ne gouvernement bi mënoon na xaaraat ba octobre mais ñu organiser benn session baccalauréat juillet août pour ñi am pré-inscription bitim réew mën a def baccalauréat ku ci at mi dem bañ a tardé at mais en même temps bu ñu ubbee école yi octobre jàng ba décembre ñu def examen yi defaat foofu brevet et cetera examen yi ñu war a def defaale aussi deuxième session baccalauréat bu ko defee bu janvier ñu ubbi école bi at mu bees mi dem ba juillet def ay cours rattrapage pour quantum horaire bi maanaam diir bi gone yi war a jàng mën a mat jàngalekatu ànd jëf loolu la ñu proposé te defe naa ne lu baax la fii mu ne nii boo jëlee nee nañu dañuy ubbi école bi le 25 ma ginnaaw suba defe naa bon Sénégal juróom-benni junni abri provisoire a ngi fi maanaam école yoo xam ne ay mbaar lay doon wala ay néegu ñaax wala maanaam daal du doon tabax donc su nawet bi ñëwee ak li muy àndal ngelaw yeeg et cetera affaire yi day jaxasoo muy benn ñaareel bi ñi nga xam ne seeni waajur dañoo ne ci tool yi ñu war a dem bay dañuy bay parce que il faut ñu bay pour mën a am dara loo xam ne bu ñu ko récolter jaay mën a ñëw fay seen njàng et cetera système économique la buy dox donc soo ko comprendre nawet bi ay junni ndaw du ñu jàngi c'est clair wax ñi mën na bañ a bari mais du perte nañu ñoom année bi buñ ko doxalee noonu. kon année blanche moo gënoon wala. ah non lii nu ma wax moo gën. waaw maanaam léegi nan nga gisee doxalinu nguur gi nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci ay syndicalistes wax nañu tey nguur gi bi muy jël yenn décisions yi concerté wul les vrais acteurs. su ko defee def na erreur war na consulter les vrais acteurs ensuite même ñun ay acteurs la ñu les leaders politiques xam nga Macky Sall woon nañu quand même le 22 enfin mars defe naa 22 mars la woon voilà ku ñu ñëw toog ak moom wax ko ne waaw boo defoon nii def nii wala en tout cas ñun def nañ loolu. yóbbul ko këyit jox ko këyit goo xam ne wax nañ ko niñ ko gisee ci wàllu mbay mi ci wàllu njàng mi naka lañ ko war et cetera yu mel noonu. mais defe naa ne doon na baax itam ministre bi woo syndicat enseignants yi ne leen nu ngeen ko gisee ñu waxtaan ci et cetera bon loolu su amut c'est une erreur. alors comme ni ñu ko waxee ci titre bi tey sa avis moom la ñuy jël ci li ñu nar a waxtaanee yëpp nan nga ban lecture on va dire nga am ci coowu littoral bi ñuy dégg fan yi mais du littoral bi rek. soxna si du littoral bi rek. bari na scandale yi ñuy dégg en ce moment mais. littoral bi dañ koo yàq dafa yàqu dañ koo yàq carrément te loi yaa ngi fi mais suñu nee littoral bi rek bàyyi intérieur du pays li ñu jaay ci suuf ci biir Sénégal ay c'est des centaines de milliers d'hectares dégg nga bu baax li ma wax. ay nga wàññi ba muy téeméeri junni hectare nga wàññi ko lu ay yoon yu bare loolu la ñu jaay fu ne demal mbaan demal fi ma sama communauté sama commune 2000 hectares demal feneen et cetera démb rek maa ngi fi ak benn audio bi may ñëw gaa suñ benn responsable bu nekk département Podor nee na moom dëkk ba mu dëkk defe naa jaataar la tudd famille am amoon nañ fa 40 hectares gars yi jaay nañ 30 yi te xaw yëguñu ko sax da ngay ñëw ñu ne la non fii moomatoo ko dama wax loolu ci commission des finances assemblée ma ne waaw suuf yi ñuy jaay après ma génn dikkaat ñu ne ma lu ne gars yi yàq nañ la ko yenn maire yi pas yëpp mais ñenn ñi ma ne baax na diggante commission des finances ak plénière ministre Moustapha Souran moom le président Macky Sall waxoon pour mu seet mbirum foncier bi suuf seeg yooyu waaw ñoom ci seen recommandation dañ noon bëgg nañu daal ñu affecté gestion suuf si maire yi
Macky Sall ne leen point bii moom ànduma ci te duma ko def ba ilaa yawmi diin mu ne ndax su ma ko defee defe naa ñaari at la wax de dama xoolul kayit gi est-ce que ñaari weer la wala ñaari at waaye naa jël ñaari at feeg ñaari at suuf dootul des ci réew mi dem leen ci Google ngeen xool ko commission réforme foncier Moustapha Souran wala président Macky ngeen xool di ngeen ko gis mu ne duma ko def parce que dañuy jaay suuf si mu ne waxuma sax jaay ko waa réew mi waa bitim réew lañ koy jaay kon kay mu ngo alors bu ñu gisee wax nga ko sànq dégg nañ tey si suba coow li nga xam ne am na gàddaay am Koumpentoum mais également ñi ngi ci filao yu Guédiawaye pour dire que ne yamlu rek ci biir Ndakaaru mais partout au Sénégal yaa ngi wax étranger yooyu nga xam ne dañuy ñëw ba ko def ay multinationales et que gis nañ ay kuréel yu taxaw ne du fi am donc loolu est-ce que mën nañ ci génner la responsabilité de l'État du Sénégal. La responsabilité de l'État. Qui est responsable? Bien sûr que c'est bien sûr. puisque d'abord politiquement. maanaam responsabilité état fan la ci toll boobu. d'abord ci wàllu politique. ñi koy def ay responsable parti yi nekk ci pouvoir bi la. APR parti socialiste enfin maire yi nekk ci côté pouvoir bi ñooy def loolu. maire opposition du jaay suuf bu ko defee fanaani kaso. bon mais man defe naa ne su ma ñëwee fii ci waxtaan wi. war noo yem ci nangam xew na noo ko gisee. mooy kii il faut nga proposer loolu parce que wóor na ma ne fii ñu bare ñëw nañu fi. wax ci mbir mi te peut-être su ma demee kenn ñeneen dinañ ñëw wax ci ma li ëpp importance. tey te ci réew mi. du lii doxut war nañ di ko wax mais li ëpp solo mooy. lan lañuy def pour que affaire bi dootut am ëllëg ak si biir. moo tax fu ñu évoqué question dina la laaj après lan nga proposé. voilà justement. ça c'est très 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 important parce que su dul loolu. mën naa fi balaa nga wax solution da ngay wax problème ba pare. donc dañuy wax ci problème mais après ñu laaj la solution. non alors xam nga mooy li may wax soo demee ci alxuraan saar yëpp daanaka. bismillahi rahmaani rahim la ñu tàmbalee. kon booy wax da ngay wax li doxut. mais li ëpp importance te sénégalais yi bëgg koo xam parce que situation bi mu garaaw am na lu ko gën a garaaw xam nga li ko gën a garaaw mooy. ñoom ñëpp a yem ku ñëwit noonu lay demee. loolu mooy kon na ñëpp toog bu kenn jéem dara. yàlla seetaan ba illaa yow mi. alors qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui parce que am na ñuy wax ne il faut ñu auditer lu ci mel ne cadastre auditer domaine auditer li nga xam ne mooy yenn institution yi. mais c'est ça non mais c'est ça. nee naa sama benn xarit sa doom ji na dem jàngi audit bu bëggee am ay milliards. non lépp la ñu war a auditer pas auditu yaa ma neex audit boo xam ne li ci nekk la ñu lay wax mu naqari. ñu wax la ko mu neex ñu wax la ko ci loolu ngay mën a sukkandiku ba yow sa vision sa projet de société ak sa programme nga xam ci lan nga koy teg xam nga damay wax toujours mais xëy na dégg-dégg bi day des adduna bi Sénégal boo waxee ñu ne la luy sa programme non luy sa vision lañ la war a jëkk a laaj parce que boo amul vision maam boo xamut foo jëm programme ban njëriñ lay am donc question yooyu dafa am importance trop mbiru suuf am na ay barab yu bare yoo xam ne moo fa indi xeex même Casamance gii problème mu suuf ñun 1980 ñoo ngi doon dénoncer ni gaa ñi doon def suuf si Casamance 82 affaire ba tàkk ba tey fayeguñu ko Mali gii affaire suuf dafa garaaw mais encore une fois il faut ñu auditer suuf si. organiser économie rurale parce que man loolu laay wax xam nga bi da nga naan agriculture ne pêche ne élevage nangam na arti non man dama ne économie rurale mooy sama conception. d'accord monsieur le ministre nee nga nañu auditer mais le problème mooy kuy bëgg a jël nguur da ngay dige comme li nga wax nii parce que président Macky Sall demoon na ci littoral bi ak si yeneen zone yoo xamante ne ni dañ ko spolier mu joxe fa ay promesse que ni bu toogee dina ko def mais tey boo doon